Pour plus de vidéos replay, abonnez-vous sur la chaîne YouTube TFM. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications. Coronavirus ak loraange gi muy def moom du ci ñàkk. Baye Abdoulaye Der maa ngi leen nuyu delloo nuyoo bu baax a baax nuyu it téléspectateur yu télévision Futur Média noonee la muy corona bi di yeneen wopp joo xam ne am na ci ak leneen gën a fës ci xibaaru timis yi ci kanam tuuti ñu faram fàcceel ko téléspectateur yu télévision Futur Média yi. ñoo ngi leen di nuyu mbokk yi di dellu di rafetlu seen ànd ak télévision Futur Média xibaaru timis yi la ca gën a fës bokk na ci kàdduy leeral yu bàyyeekoo ci professeur El Hadji Niang muy xamle ne amul benn fuite maanaam mbir mu mën a senn ci nit ku dem déclarer patrimoine am fi nga xamante ne ji moo di OFNAC loolee nag wutee lool ak gis-gisu ki nga xamante ne ji moo di Mouhamadou Moustapha Diagne président parti Synergie républicaine moom la mu cee ñaawlu bokk na ci daal ñi nga xamante ne noonee la ñu ci doxalee ba ñenn seen patrimoine di siiw ba am ñenn ñu cay jote dëgg la am du dëgg des na ci dikk ak yéen ci biir xibaaru timis yi fële ci diwaanu Tambacounda pëyis ba moo fa tegu der jamono ji gis nañu ne am na ñaari doomi aadama yu ci ñàkk seen bakkan ci feebaru pëyis boobee loolee sabab kon juróom-ñaari district sanitaire ya fa nekk ñuy amal campagne vaccination jëme ci xeex feebaru pëyis gune yi ñu bëgg a jëlee ci mbedd yi kuréel gi jaboote denn ci école coranique yi rafetlu ñu ko ci seen gis-gis dañuy xeex lii di njàngum alxuraanul karim lu aju ci kuréel googe kilifa yi yëkkati seen kàddu di sàkku ci état bi mu xoolaat aw taxalinam lu ko may ñoom dara ñu wane seen bopp ba ñëpp xam ne ànduñu ci lu ni mel. Pape Ibrahima Faye mooy directeur bu CROUS di centre régional des œuvres universitaires et sociales nee na université Gaston Berger bu Ndar la fa am bu dakkul ci tëj restaurant ba la ñu jëm la fa am moo di ay étudiants yuy lekk te duñu fay di journée sans ticket nee nañu ba njàng mi tàmbale ak léegi ñaar fukki fan ak juróom-ñeent étudiants yi lekk nañ ko te fayuñu loole nag ci gis-gis ba la muy wàññi ci recette yi dem na ba yegg ci ñeent fukki millions ci suñu koppar moo tax mu bëgg caa jëli matuwaay. dellu leen nuyu rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média ni ñu ko junjee woon ci bopp bi rek la ñuy duggee ak yéen ci yàkkale gi dooree xibaaru digg bëccëg geek coowal xibaar yu seen yu ñu ne amee na ca OFNAC ñeel déclaration patrimoine ñu ngi ciy tudd bu Idrissa Seck njiital conseil économique social ak environnemental lu ni mel nag ki nga xamante ne ji moo di professeur El Hadji Niang weddi na ko ci gis-gisam loolee mënut a nekk ndax yëf yi ña cay liggéey dañu leen a tàggat bi war ñu teg ko it ci ay conditions yu wér péng loolee tax na kon ñu ne xibaar seen na fa jëm ci amu doomu Adama Dioum fa déclaré lu mënut a nekk la bu teeg lool gis-gis bu Mouhamadou Moustapha Diagne muy président parti Synergie républicaine moom li muy ñaawlu rek mooy coow leeg ni mu yeggee fii ba mu am sax lu ñu ci ruumandaat Pape Fara Ñing Youssou Baro defal nañ ci reportage. Mouhamadou Moustapha Diagne xajamal na lii di cere ji. OFNAC dafa war garantir que déclaration yi du génn d'ailleurs man moo tax man dama wax masa wax ni man ànduma ci déclaration de patrimoine parce que état soxlawul que nit ki def ay déclarer patrimoine am pour effectivement mu xam nan la am. naam sax déclaration de patrimoine loo xam ne UEMOA moo ko exigé te li nu mel kenn waru koo génne bu ñu sukkandikoo ci ancien membre bu OFNAC bii. xam nga OFNAC dafa nekk structure bu complexe boo xam ni dafa am lu ko tënk muy loi ak serment. ñaar yooyu ñoo tënk OFNAC et OFNAC dafa ne di respecter loi bi Sénégal jël moo di déclaration de patrimoine moo di nga wax li nga am kenn rek nga ko war wax muy département bi nga xam ni ñoom la ñu sas loola. professeur El Hadji Niang di wone jaaxleem ci yenn patrimoine yi nga xam ne moom la ñu génnee ne ñi nga xam ne ñoom ñoo def li nu mel ñoo ko moom. déclaration de patrimoine département boobu fàttaliku ma ko mais bon sañoon naa ni daal xam naa ni bare ba gën ngaa bare ñett nit ba juróomi nit te ñooñu aussi dañuy prêter serment du ñuy wax ña nekk ca biir OFNAC sax membre yi nga xam ne président de la République moo leen désigné même ñooñu du ñu xam déclaration de patrimoine ma Samba ma Demba. suñu gëm-gëm mooy fii
kenn bëggul nit xam loo am wala loo ñàkk te fii aussi dañoo gëm ak mbir li ñuy wax affaire cat ba tax na je pense que man ak kooku mën a wax man d'accord ma ci parce que encore une fois état lu mu bëgg xam ci mën na ko xam. débat bi ñu relancé ko waat gannaaw ba nga xam ne daan nañuy génne ne Idriss Seck moom patrimoine bu rëy bi te moom la def foofu ca OFNAC lii nag dañoo bëgg ñëpp daal di méngoo code de transparence ci wàllu gestion ci ñi nga xam ne ñooy yor mbiru réew mi. ci jamono jooju OFNAC mu di office national lutte contre fraude ak corruption génne ab communiqué di ca leeral ci communiqué ba nañu ko waxee mooy gis nañu ay yëglekaay yoo xam ne joxe nañu information boo xam ne nee nañu kii di Idrissa Seck njiital conseil économique social ak environnemental la mu def ne déclaration patrimoine di teraanga ji mu toogaale dem déclaré ji ko ci OFNAC dafa siiw waa OFNAC di xam le ne loolee amul nañuy liggéey seenub liggéey la mu laaj ci noppiwaale ak secret ko goog danañ ko secret woo la ñu yor xibaar tax na nit mënut a jotee ci teraanga ju doomu aadama déclaré ci ñoom ñu teg ci ne xibaar boobu nga xamante ne ji ay journal bind nañu ko ba mu dem sax ci presse en ligne bi ña ko bind rek ñoom la engagé. diwaanu Tambacounda la ñu jëm juróom-ñaari district sanitaire ya fa nekk juróom ya doon nañ fa amal ay sensibilisation ngir campagne kon ngir askan wi dem ñàkku ji ngir mën a moytu lii di jàngoroy pëyis la tax nag mooy dañoo seetlu na diwaanu Tamba pëyis ba ma nga fay def lu dara jarul lu bari ci askan wi sonal na leen 8 am na sax ñaari doomi aadama yoo xam ne jot nañoo faatu te nee nañu pëyis baa leen faat Moussa Omar Gueye. ci gëstu yi ñu doon amal waa division surveillance épidémiologique yi nga xam ne ñooy saytu feebar yi wàllaate yi nag ci la ñu gis am na nag ñeenti nit yoo xam ne ànd nañoo ak feebaru fièvre jaune boobu nag ñu daal di koy nemmeeku ci fi nga xam ne moom mooy ci district bu Kidira ñaar ñi ñoom seen bakkan mujj rot ki nga xam ne nag moom mooy docteur Bayel Cissé médecin chef région médicale ci diwaanu Tambacounda xamle na ni ruggi nañu seen i jaaj ba fi mu ne ni site sentinelle bi nekk ci Tambacounda daanaka gën nañu xippi seen ay gët ba tax itam di fàttali rek lu jëm ci wàllu résultat yooyu bu fekkente ni dem nañu ba détecté lenn ci ay feebaru fièvre jaune ci Kidira dafay wane ni rek couverture vaccinale ak lépp lu jëm ci wàllu surveillance épidémiologique bi ñu ngi koy doxalee ni mu waree waaye itam ba tey ci li nga xam ne fas nañ ko nisër amal ab campagne de vaccination pingaate boo xam ne war na am ci fukki fan ak juróom lay tàmbali ci weeru février biñ ne nii war na am ci district bu Bakel bu Kidira bu Goudiri bu Diankémahan ak bu Tambacounda waaye district bu Maka Koulibantang ak bu Koupantoum nemmeeku yi ak gëstu yi wane na ni foofu ci jamono ji mën naa ñàkk waaye itam ba tey médecin chef docteur Bayal Cissé xam la ne ni yeneen ñetti district yi nekk ci diwaanu Kédougou muy Kédougou Saraya ak Salémata ñoom itam danañ leen boole ci ping bi nga xam ne danañ ko xeex ngir xeex lépp lu jëm ci wàllu fièvre jaune boobule fièvre jaune ci atum 2017 lañ ko gëjoon nemmeeku ci diwaanu Tambacounda mu daal di dellu si waat ci jamono ji ñuy ñaax nag askan wi ñuy gën di wattandiku lenn ci feebar yi nga xam ni dafay loraate. kilifay jàngu bi ci réew mi jël ay matuwaay ngir wàññi kon lu lawal feebaru coronavirus bi ca loole jëlee nañ fi lañ naan ay veillées funèbres boole ci kit buub dëj amee ñay dem ci armeel ya di gunge seeni mbokk dañu leen di natt ba am ci lim bu ñu taxawal nee nañu léegi 20 doomu aadama ak juróom ñoom la ñu may ñuy dem ci armeel ya lu aju nag ci njaal mi moom nañu ko yemalee ci téléphone mu di kaddu yu bàyyeekoo ci monseigneur Benjamin Ndiaye jëm rek ci gën a moytu lu lawal woppi coronavirus gi taxoon tey ji ñu dem fële nga xamante ne ji moo di ca paroisse Grand Yoff ngir xool ñi nga xamante ne ñoo di mbokki chrétiens yi dogal boobee ana nu ñu ko dégg nu ñu ko fas yéenee jëfe reportage Abdoulaye Diop Diafara Ba. 11h jot na ci paroisse Saint-Paul de Grand Yoff ay baat yu daw yaram di way di ñaanal kenn ku génn àdduna même bu fekkee dajaloo am na fi sax le curé bi fàttali na digal yi nga xam ni archevêque de Dakar joxe na ko. dafa ñëw rek ngir dëggal li nga xam ne ñu ngi ko doon def déjà ci biir paroisse yi ndaxte maa ci fàttali maa ngi doon wax sànq ni église catholique bokk na ci ñi nga xam ne ñoo njëkk a jël seen i matuwaay bi mbas bi commencé. te même bu ñu demee sax ba naan ba fii dellu ginnaaw ba ñuy ubbi yat yi lieu de culte yi ñun bokk nañu ci ñi nga xam ne xëy na boobu ñu ngi xalaatoon ni situation bi tollagul fi ñu waroon defee li ni mel biñ ci tollee nag ba ubbi ku ci nekk defe naa église boo dem Sénégal di nga fekk ñu defa dispositif boo xam ne distanciation sociale dañ koy respecté raxasukaay gi dafay am gel bi dañ la koy laalal booy dugg teg ci masque bi day obligatoire. ci bitti église bi mouvement bii di les jeunes catholiques engagés ñi ngi waajal robi néew bi lépp nag ci dëppoo ak mesures yi nga xam ni seen njiit li joxe na ko lu mel ni ñu dakkal veillée funèbre yi ci kër ku faatu ak dakkal di booloo
ngir jaale wante mën nañ koo def ci téléphone. li gën ci ñun lay def te tamit li gën ci ñun tamit moo waral mu jël ay propre engagement ne ñu carrément ni day wàññi nombre yi ci paroisse bi pour suñu wér-gu-yaram. jàngoro bi nekk na loo xamante ne rassemblement lay bañ te église dafa am rassemblement moo tax ñoom ñu jël ci ay mesures barrières en tout cas daal dañ ci ànd ak ñoom di ci wax ñëpp nañ ci ànd ak ñoom daal te xam ni dëgg la te feebar bi nañ ñaan yàlla mu jóge fi rek. waa l'église bi di leeral ni musuñu jug ci luy xeex jàngoro ji wante lii dafa ñëw rek ngir yokk seen jéego. dégg ngeen ci biir communiqué bi sànq curé bi wax ko léegi ñaar fukki nit ak juróom la ñuy autorisé ñu gungee néew ñaar fukki nit ak juróom boo xoolee mbooloo mi fa nekkoon ñëpp bu ñëpp daan dem dañ daan teg ay kaar ci bunt yi bëgg a dem mais léegi ñu ngi ñaax nit ñi vraiment ñu wàññi ñi nga xam ne ñoo mën a dem ci enterrement yi également condoléances yi ngi daan faral def di massawu ñi nga xam ne ñoom ñoo deele loolu yëpp dañ ko gàntal na nit ñi dégg nga sànq curé bi naan na nit ñi yem ci yónnee message wala sa téléphone donc ñaanatuñu sax nit ñi di dajaloo wala ñoo di jaal di dajal di rang wala di dajaloo di joxe ay loxo. église catholique du doxee noonu dafa am benn discipline boo xamante ne moo fi am mooy dañoo am ay dirigeants yoo xam ne dañ leen gëm yaakaar ci ñoom lu nu wax rek ci la ñuy dox parce que ñoom du ñu wax loo xamante ne du dëgg. église bi di dëggal rek ni logique bi mu nekkoon la nekk ba léegi ngir di xeex lii di jàngoro ji Covid-19 loolu sax moo waral mu jël mesures yi ngir gën a organiser waat cérémonie religieuse yi li ci mel ni célébration liturgique yi ngir fexe ba jàngoro ji du mën a wàlleeti. pexe yi ñu teg ci réew mi ngir jëlee ci mbedd mi gone yi mu di programme zéro enfant dans la rue loolee fédération gi jaboote association école coranique yi ci réew mi di daara yi rafetlu wuñu ko ci seen gis-gis programme boobee ñu ko teg gone yi ci mbedd mi taxu leen a jóg waaye taalibe yi ñoo leen tax a jóg loolee nag ñu ne na ci nguur gi delluwaat gannaaw lu ko mooy ñoom seen jëmi bopp danañu yëglu ba ñëpp dégg leen Mamadou Lamine Fall mooy deuxième vice-président bu fédération gi ëmb association yi jaboote daara yi ci réew mi ñu déglu ko Youssouf Baro. fukki milliards ak juróom pour génnee xale yi ci mbedd waaye ñun bu ñu seetloo li ñu gis mooy fukki milliards yooyu ak juróom jëmul ci génnee xale yi ci mbedd mi waaye mi ngi jëm ci génnee taalibe yi vide daara yi delloo leen fañ jóge woon maanaam fay daara alxuraan Sénégal yi moo ko tax a jóg ndax bañ ko commencé déroulé ba léegi loolu lañ gis xale yaa ngi ci mbedd mi comme mbedd mi mbeddum ñëpp la ñun ñëpp ay citoyen lañ kenn ku ne am nga droit ci place boo yaakaar ne sa soxla mën na faa fajoo nga dem ci place boobu mbedd mi kenn bàyyiwu kon président de la République ñu ngi koy woo ci jàmm kàddug jàmm ak kàddug njëkk ak kàddug teraanga lii nga xam ne moom la ñu yëkkati te jëmale ko ci dongoy daara yi na ci wax mu dakk fi saasi lañ bëgg liñ ci tëraloon yëpp nañ ko génnee na dakk fi saasi loolu mooy li nga xam ne moo mën a nekk jàmm am ci réew mi président de la République lu jege ñaari téeméeri jàngalekat yoo xam ne dañ leen a war a defal stage boobu ba léegi ñoo ngi toog di dégloo ngir formation bu ñu leen war a defal ñu ne nag daanaka at a ngi nii gisuñu ku leen jàngal du ci mbirum jaare ko ci ligne du it ci toog waxtaane ko ak ñoom ngir formation boobee lu ci gën a doy war gën leen a yéem mooy ñoo ngi ci xiini mi na te nee nañu ba fi mu nekk nii gisaguñu kenn ku leen mën a wax lu leer ci seen bopp taxoon nag ñu yëkkati seen kàddu doon ko ñaxtu ñu ànd ceeg Fat Bintou Konté Youssouf Baro. léegi mu mat at ak lu topp ñi nga xam ne ay jàngalekat la ñu nekk nga xam ne ci position de stage dañu nekk ñuy daw ci gannaaw li nga xam ne moom moo di seen formation. mise en position de stage dafa nekk loo xam ne nii day dimbali jàngalekat bi mu yokku xam-xamam ba mën a gën a liggéeyam mu war koo mën a gën a mën a def ci biir classe yi waaye bu yàgg ba léegi ñoo ngi toog di xaar daanaka mënuñoo fexe ba xam. lan moo tax ñun mënuñu commencer suñu formation te daaw la ñu inscrire woon ba léegi te fii ñu nekk école normale di wax yeneen formation yëpp mi ngi am ci ni mu war a amee
waaw booba léegi nag ñuy xaar wax fa dëgg yàlla xaar bi yàgg na bu tayee ñu wax ñu lii bu subaa ñu wax ñu leneen. moo di formation boobu nag mi ngi dugg ci li nga xam ne moom mooy tax ñu avancer lu jëm ci seen wàllu carrière mais fi mu toll nii kenn waxu leen dara lu leer loo xam ne lu officiel la mu leen di permettre ñu commencer bile formation bu fekkee sax à distance la wala sax en présentiel. xam nga autorités yi ñoom ñoo génne kayit nañu ñëw leen ngeen dem inscrire dañ leen di former mais booba léegi ñi ngi xaar. ñun li ñuy dégg rek parce que amul pratiquement lu officiel parce que li officiel mooy ñu génne kayit gi nga xam ne ni moo ñu war a indi fii école normale ñu ñëw def formation bi waaye kayit googu ba léegi génnul bu tayee daal ñu ne ñu di ngeen dem semaine bii dinañ daje fii ay wax rek la ñuy dégg li ñuy dégg daal amul lenn loo xam ne ni dal na suñu xel ndax bu daloon suñu xel nekk loo xam ne ni jëfi kilifa la dëgg kon kayit yi génn na suñu formation ñu ñëw war ko mën a def. mu di injustice boo xam ne kii di secrétaire général CUSEMS nee na moom dafa jéggi dayu dàmboo ci di jàpp ni nag dafa jot nag autorité yi xoolaat situation bii nag nga xam ne fi mu toll nii nag mi ngi bëgg a ëpp loxo. ay jàngalekat yoo xam ñu ngi ci système bi laajuñu koppar laajuñu dara li ñuy laaj rek mooy ñu tàggataat leen te tàggat boobu dañ cee am droit parce que loolu loi bi tëral la ñu toog di tendeefal ñoom ministère éducation nationale ak ministère de l'enseignement supérieur di foowe carrière jàngalekat yi. di tappale ak kuñ ci laaj doo wax lu leer alors que ministère éducation nationale moom moo war a jël ay matuwaayam jaarale ko ci direction formation communication pour que jàngalekat yi ñu war a former ñu former leen parce que ñu former leen njariñu système bi la suñ leen former du dem fenn fu dul ci système éducatif xale yi gën a am ku leen gën a mën a tàggat parce que jàngalekat buñ ko former day gën a xarañ te bu gënee xarañ day feeñ ci njàng meeg njàngale mi donc ñun li ñuy laaj ci nu mu gën a gaawe mooy ñu jël jàngalekat yëpp ñu génne OSI ñu yóbbu leen ñu def seen stage bu ñu génnee ku ci nekk fi la war a reclasser ñu reclasser la fa. ñu toll ci 200 enseignants jamono ji nga xam ne ñoom ñoo war a subir bi les formations mais boobu ba léegi nguur gi fi mu toll nii waxu ci dara ba pare nag li ci gën a metti mooy benn information joxuñu leen ko jëm ci formation boobee. Pape Ibrahima Faye mooy njiital CROUS di centre régional des œuvres universitaires et sociales yëkkati ne kàddoom di xamle ne université Gaston Berger ba ca Ndar la fa nekk bu dakkul ci tëj restaurant bi la jëm la fa nekk moo di ay étudiants yuy añ te duñu fay journée sans ticket ñu ne ba njàng mi dooree ak léegi daanaka ñaar fukki fan ak juróom-ñeent wàññi nañ ko yoo xam ne étudiants yi dañuy lekk te duñu fay loolee nag la mu yàqal kër ga maanaam perte bi ci wàllu recette interne yi dem na ba jege ñeent fukki millions moo tax mu daal di bëgg nag mu dakk ñu teewlu kàddu yu bàyyeekoo ci Pape Ibrahima Faye directeur CROUS. ba ci 2021 bii nii janvier bii ñu nekk ñëpp xam nañ ni janvier fanweeri fan la ak benn ñaar fukki fan yi ak juróom-ñeent yëpp étudiants yi dañuy dugg ci restaurant yi ni duñu fay. ah comme ni ngeen ko gisee comme borom xel nu mu ko mun a nangoo lii dafa jéggi dayoo. mu ne ay responsabilité en tant que direction mooy alalu askan bi ñu dépenser ka fi war. et en toute transparence CROUS saa su étudiants yi waxatee ni dañuy dugg ci restaurant yi te duñu fay naam sax xëy na lu ñuy kaas walla lu ñuy ñaxtu war nañ ko xool duñu nangooti mukk ñuy dugg ci restaurant yi te duñu fay duñu ci xeex nag duñu ci xuloo parce que nag société bu civilisé na nu nekk waaye ku fayul daanu tëj restaurant yi ba nga nangu fay ñu tijjil la ko nga fay sa ñaar fukk pour ñëw añ. dellu si diwaanu Dakar waxtaane ñeneen ñu nekk ci ñaxtoo ki xult ak di yëglu moo di association locataire marché HLM 5 extension nee nañu projet bi nga xam ne moom la ñu bëgg a teg jëm ci moderniser barab boobee ànd nañu ci waaye nag ci kaw ñu bokk ci comité suivi yi war a doxal liggéey bi yemu ca ne it bëgg nañu daal bu cantine noppee nañu leen ko jox ñu moom ko bu leen ko kenn luyee Mamadou Lamine Cissé la ñuy wuyoo mooy président association bi ci micro Maymouna Ndiaye Mohamed Dieng. ñun ñu jàpp ne comme jaar na ci yoon. buñ ko tojee ñun amuñu lenn lu ñuy wax ci toj bi ñu ko toj loolu di sàkku ci autorité locale bi muy maire di ko xamal na ko association des locataires ginnaaw bu ñu nanguwee ne li nga def noonu tegu na ci yoon ñu bëgg nag marché bi ni nga koy tabaxee ñun ñu am ci accès maanaam ñu bokk ci ñi nga xamante ne ñooy bokk ci comité de suivi bi loolu mooy li ñu bëgg pour xam fan la mbiri di mujjee li ñu bëgg tamit encore une deuxième fois mooy cantine yi nga xamante ne moom la ñu war a tabax ci kaw muy R+2 bi ñun les locataires soxla nañu ko te dañu bëgg ay places yoo xamante ne ñoo koy moomal suñu bopp door ñu fayete location loolu mooy li nga xamante ne moom la ñu demandé cantine yi lu mu bari soxla nañu mais lépp lu mënti doon mooy nañu nekk ñi nga xamante ne ñoo koy bénéficié wu
parce que dañu jàpp ne marché bi comme suuf amatut kenn du tabax di suuf di dem mais da ngay yëkkati ci kaw c'est pour ça que ñu demandé maire cantine yi muy tabax ci kaw ñu koy wan na ko locataires yi pare nañu pour jënd ko parce que bëggatuñu nekk ay locataires parce que li ñuy fay ci location dafa cher parce que bu fekkee ne weer bu nekk nga fay 70 000 wala 80 000 francs doo mën a épargner même say employés yi nga xamante ne yaa leen di fay doo ko mën a amati. subdivision douanub Kaolack jàpp kon médicament bu tegewul ci yoon bu baaxul lim bu bari lañ ko xayma ci koppar sax nee nañu ay téeméeri million ak lu teg la loole ci benn wata boo xamante ne ji dafa defoon ay garab ca la ñu ko fekk ginnaaw bi ñu def seeni pexe ba daal di koy teg loxo kàddu leeral yu bàyyi ko ci lieutenant Pape Abdoulaye Dabo mooy chef brigade mobile subdivision bu douanub Kaolack ñu déglu ko Ibrahima Diamé. demoon côté Birkelane bi. def benn service bu ñu yaa ngi service yu ñuy wax sur en patrouille muy liggéeyu guddi ak embuscade si lañu gisee benn oto arrêté ko ba sonn mu daw ñu daaxaje ko ba jàpp ko waaw bañ ko jàppee noonu li ñu njëkk gis mooy ay carton ba ñu ñëwee brigade la ñu gis ni ay médicaments la dañoo woo waa pharmacie nationale nga xam ne ñoom ñoo yor ku nekk si région bi moom la ñu woo pour mu jàppale ñu si liggéey bi ñu xam yan xeetu produit la waaw bu ñu ko doon xayma si CFA dina doon xam naa ne ay millions yu bëri lay mën a doon boo xoolee suñu defoon nañ fi benn journée internationale de la douane le 26 passé autorités yi gën nañu ñaax surtout ñu nekk ci frontières yi pour ñu am beneen taxawaay ci produit yuy lore lu mel ni Sénébar lu mel ni faux médicaments yi ndax médicament dafa am fu mu war a jaar pour dugg ci réew. mbokk yi foofee kon lañu yem ak yéen ci xibaaru timis yi ci télévision Futur Média amoon mbégte mu yaatu àndoon ci ak yéen 20h xibaar yi dina dellu siwaat ci nasaraan ak Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diop jàngeen jëf ba Abdoulaye Der ngeen di àndal mu yeeg yéen ci Soir d'info ci télévision Futur Média mbokk yi yàlla ñu yàlla dooli jàmm.